am na mérite man loolu laa gëm. d'accord li nga gëm aussi mooy ne Macky Sall mise en garde boobu ak gàllankoor yi mu bëgg a teg ci kanam Barthélémy Dias tegu ko fenn ba tax moom Barthélémy Dias mu mel ni loolu la gëm. ba tax nee na kenn mënu ko teree mu def liggéeyam. kenn mënu ko tere mu rendre service Dakar waaye nga xam ne ñoo ko fal. ba tax mu ne ki nga xam ne mooy l'être humain. dafay placer l'être humain au cœur de son action maanaam jamono ji askan wi sonn nañu lool quotidien bi c'est très dur. njiitu réew mi Macky Sall askan wi ñu ci bëri nee nañu bëggatuñu dara ci moom. ndax talatul askan wi Barthélémy Dias mel ni ko comprendre loolu ba tax mu ne day jël doomu aadama boobu. placer ko au cœur de son action maanaam lépp jéego loo xam ne daf koy entreprendre mais doomu aadama bi daf ci nekk koo xam ne ku ci am cër la. est-ce que loolu jàpp nga ni division boobu nga am ci anam gi nga xam ne moom la ñuy gérer. du jox avantage Barthélémy Dias gannaaw bi askan bi constaté ne peut-être Macky Sall daf leen bàyyi ci seen tumuranke. waaw xam nga Barthélémy Dias moom politicien la. te politicien yëpp nag man li ma ci gëm mooy kenn ku ci ne li la arrangé ngay wax li la arrangé li nga jàpp ni boo ko waxee convaincre nit ñi pour ñu wooteel la mais ñun loo waay mën a wax ñun dañuy def analyse. mais Barth wane na ko de. waaw parce que foofu laay ñëw foofu laay ñëw dina def benn le 14 dina am benn. moom foofu laay journée ñëw de solidarité. waaw boo xam ne dina jël 1 milliard. waaw jagleel ko askanu Dakar. waaw ci xam nga ay pàcc yu nekk nag. loolu foofu laay ñëw dama bëgg a ñëw ci Barth en tant que politicien buy wax. d'accord yaa ngi dégg. mooy moom Barth boo xoolee il est super intelligent. parce que ñëpp dañ doon xaar Barth ñëw rek def riposte attaqué Macky Sall. yaa ngi dégg mais Barth avant muy def riposte dafa wax programme ba noppi. wane li mu jot a def. c'est important ñaari weer. waaw wane ni dañ maa dénk du Barthélémy Dias bi nga xam ni dafa nekkoon rek di wax te yorul dara géré wul dara Barthélémy Dias bii di wax tey dafa géré mairie Dakar. te ñi ko fal ñi ko fal dañ ko yónni yàkkamti ko te man dama bokk ci ñi ko fal te man moomuma bis bu ma gisee mu déconné man ku yaakaar ni yaa ma moom xamoo ma. yaa ngi dégg kon Barthélémy discours am li nga ci jàngee mooy. moom mooy taluma xuloo taluma coow bëgguma xuloo bëgguma coow man li ma bëgg mooy wane résultat te loolu ci état lañ ko doon xaar parce que état mooy gérer milliards yu bari yi mais man mi yor ay quelques centaines de milliards rek li ngeen ma faleekat yéen waa Ndakaaru dinaa fexe ba ngeen gis ci seen bopp dinaa fexe ba étudiants yi gis ci seen bopp dinaa fexe ba social bi ma yaatal ko Barth avant muy riposter boo xoolee dafa teg programme. mais imam loolu état mu ngi koy def itam de. waaw moom état moom bourse non c'est loolu vrai que mais loolu lu baax la loolu kay man toujours moo wax ko fi man ñaata yoon laa toog fii wax ni Macky Sall am na lu mu def man bokkuma ci ñi nihiliste yi naan deful dara su ma ko wax yaa ngi dégg mais boo defee ba noppi ni nga koy présenter nit ñi daf cee am solo maanaam boo defee ba noppi boo waree wax li nga def doo ko wax waaye di wax ay détails Sénégalais yi détails yi la ñuy jàpp dootuñu gis yow li nga def maanaam problème de communication ñoom lañ am te loolu yàgg na mooy au lieu ñu wax ci essentiel essentiel bi tey li Sénégalais yi di dund mooy ceeb bi ni ñuy fexe ba mu wàññeeku nguur gi tey ci loolu lañ ko doon xaar suukar si ni ñu fexe ba mu wàññeeku courant bi nga xam ni ñuy fexe ba mu wàññeeku état wa ngi def ay effort waa déglu rek loyer bi ni ñuy fexe ba mu wàññeeku bu doon état bi dafa génn élection yi ñu jëm nan la ñuy fexee ba mu jaar yoon yooyu tey mooy débat yi nga xam ni loolu ci lañ doon xaar état waaye état bu fekkee dafa bàyyi loolu di wax ay détails Sénégal yi dootuñu gis loo def ci détails yi la ñuy taxaw kon Barthélémy moom loo mën a wax li mu waneegul mooy wanee na ni man coow li du ma nangu ku ma divertir man li ma bëgg a def rek mooy recruter naa capitaine Touré te kenn mënu ci dara loolu la wax waaye yemuma ci recruter ko boole ci Guy Marius Sagna man ngeen a wax ba xotte ko mënu leen ci dara li ngeen man mooy dàq leen te bu ngeen leen dàqee yéen ak peuple bi yéen a koy régler non da leen di piéger ñoom dañuy daanu ci piège u Barthélémy Dias parce que piège bi mu leen di tendre mooy jël naa ñaari ñoo xam ni askan wi ñoom d'accorduñ ci ñu dàq leen léegi yéen bu ngeen yéenay jël seen i responsabilité dàq leen bu ngeen leen dàqee yéen ak askan wi la te askan wi ñoom ñooy voté de kon ñoom ñu ngi daanu ci piège bi leen Barthélémy di daaneel di leen tendre mais li ma bëgg a wax rek mooy Barth moom dafa malgré xeex bi yëpp
xeex bi def na ci ak xel mooy indi na programme wane na ne dina def social wane na ni fi li muy def it ci loi la ko teg yaa ngi dégg mais léegi ñoom ñu jàpp ni tegu ko ci loi nañ génne loi yu wane ni tegu ko ci parce que dafa génne këy daal ni ñaata nit lañ fi recruter woon ci jamono Khalifa Sall kenn musu koo tudd yaa ngi dégg pourquoi capitaine Touré rek coow war a am pourquoi Guy Marius Sagna coow war a am parce que ñooñu dañuy déranger indi nañ modification sur loi bi nga xam ne moo tënk code des collectivités territoriales xam nga man ay modification yoo xam ne bala ñu koo tudd rek problème am non c'est important xam nga kenn bañul modification am réew bu ñu ko yoree dañuy defaraat loi yi di jekkal mais yooyu bala ñu koo tudd rek événement am te événement yi toujours ci opposition bi lay nekk lii mooy li déranger nit ñi d'accord ci foofu sax imam du maanaam foofu dafa am solo ñaata maire Benno Bokk Yaakaar ñuy recruter ay nit doo ci dégg coow mais bu opposition bi recruter dëkk bi bëgg a lakk loolu ku am xel laa la wax de te gëm yàlla doo ci ànd waaw dafa mel ni dafay dellu rek ci li nga waxoon ne jiite réew mi ak moom réew mi wuute na du benn discours loolu jamonoy tubaab bi la amoon effectivement discours Barthélémy Dias oustaz daa bëgg ñu taxaw tuuti bi ñu gisee Barthélémy Dias discours bi mu tenir gis nañu koo xam ne dafa tenir un discours de domination ci kaw état bu Sénégal ndax ñëw na wane fi nga xam ne fa la jëm ci Dakar waay nee na lii objectif am mooy fexe ba gagner confiance su Dakar waay yi nga xam ne ñoo ko fal waaye itam jël Dakar waa bu ne daf ko au centre de son action maanaam jox ko cër bu rëy ci jéego yi nga xam ne daf koy dox ngir atteindre ay objectif am ci bopp mairie bu Ndakaaru waaye beneen bi mu mel ni dafa wax ni amul kenn ku ma teree rendre service Dakar waa yooyu nga xam ne ñoo ma fal ñenn ñi ci beneen boor bi Benno Bokk Yaakaar ki nga xam ne nag c'est très surprenant koo xam ne mënu ñu woon foogee ne dina jóg di attaquer Barthélémy Dias muy Bamba Fall ak li ñu wax yëpp ne bëgg koo tënk et tout ça mais gisoo ne Barthélémy Dias gannaaw dossier Ndiaga Diouf beek yooyu nga xam ne dañ koy nekk galgalukaay ngir opposant jàppoo ne Barthélémy Dias dafa nekk koo xam ne ku confiant la te amul dara lu ko tiital jamono ji waaw xam nga man Barthélémy Dias moom discours am bi ñu daan miin mu ko daan dégg rek moom la wax Barthélémy Dias changé wul moom day wax li mu gëm te loolu man bokk na ci li ma neex ci nit da ngay wax li nga gëm maanaam waroon nangu sax soxla ab électoral tax ngay wax loo gëmul parce que nit buy wax dëgg ci xol bi lay jógee dugg ci xolu nit ñi booy wax pour di neexal nit ñi boo waxee xolal wax ji ci nopp yi lay yem Barthélémy li mu wax lu ko gën a leer amul yaa ngi dégg Barthélémy dañ koo fal kenn mënu ko tere mu doxal liñ ko fal boo ko defee yàgg askan wi yéenay am problème du yàgg Barthélémy Dias bu révocation c'est important révocation kenn ñimewu ko bu amoon tey mënta am yow tamit Macky Sall du xaru kon da nga jàpp ne bu amee suicide la ci mais maanaam Macky Sall bu doon révoqué Barthélémy Dias du ko wax boo seetlu Macky Sall li mu bëgg di def yëpp du ko wax da ngay xëy rek dégg ko le fait que bu wax ko rek moo lay wan di naru ko non seulement naru ko mais mënu ko bu ñu naxante gis nga jamonoy Khalifa Sall ak jamonoy Barthélémy Dias du benn maanaam bari na lu Macky Sall ñime woon ñimeetu ko lu ko waral mais yow contexte politique bi moo changé nit ñi ñoo ko dul nangooti yow tey jii dafa am yu fi jaar yoo xam ne buñ ko fàttee dafa am éveil des consciences non bu yaatu boo xam ne ku nelawul xam nga ni réew mi am na loom dootuñu ko nangu Coulibaly Khalifa Sall biñ koy jàpp xëy na dañ ko teg ci ay ci jaay ko doole mais Khalifa Sall tamit ak yambaram tax na ci ñu lay jàpp ngay jooy looy jooy saay góor du jooy man kay da nga may jàpp te tegoo ko ci yoon dinaa taxaw wane courage ak ngor ba ñëpp xam ne da nga maa jaay doole. est-ce que du yar gi ci wàllu politique. waaye loolu du yar loolu naïveté la imam loolu war nañ ko bàyyi non man sama gëm-gëm laa bugguma ci dugg sax di ko kii mais góor du jooy mon frère góor lu muy jooy xet nga lay na ngay jooy góor da ngay def ni Barthélémy Dias taxaw ni la boo ma bëggee rendi li la Sonko wax sa loxo dina takk deret loolu mooy wax góor loolu la Sonko wax saa nit buñ la bëggee rendi nañ la jàmbalu kanam mais duñ la jàmbalu ginnaaw loolu mooy gor yaa ngi dégg nit buñ la naree jaay doole l'islam moo la digal nga riposter. tout à fait yonent bi sallallahu alayhi wasallam luñ ko uzina lilladina yuxaatiluuna bi annahum zulimu mu ngi ci kaamil bi yàlla nee na ko digal nañ la nga xeex buñ la tooñee laa yuhibbu llahu al-jahra bi suu'i min al-qawli illa man zulima bul wax lu bon de waaye buñ la ko waxee
na nga taxaw riposte moo tax Sonko bi mu wootee résistance man ne résistance du lu bees de suñ mag ñëpp dañoo résister waaw maanaam waxi révoqué ak yooyu ñi xamul ñoo koy wax mais Macky Sall du ko def xam nga lu tax du xaru amul ku nekk sa fin règne ñaari at dese la fi nga ni maire Dakar fal nañ ko 3 mois nga ni da nga koy révoqué loolu xel xalaatu ko d'accord kenn waxul waxi révoqué xëy na waxi politique la ñuy wax nii rek pour divertir nit ñi xamul enjeu yi yaa ngi dégg mais coalition Yewwi Askan Wi yaa ngi dégg du coalition boobu da ngay jàpp ay nit ñi di tëj wala nga révoqué la ciy bàyyi ci ko xam réew mi laax de waxuma nag koo xam moomoo sa bopp yaa ngi dégg Sonko da ngaa déggati ko wax ay waxam taxul ñu bàyyi ko ba léegi mais du mujj fenn te man loolu laa mos a gëm yaa ngi dégg parce que gis nga politique yii ñuy wax yow wax caaxaan rapport de force la gis nga rapport de force am na fu muy toll da ngeen di toog ci taabal wax ku ne wax jox sa morom mais kenn mënul éliminer kenn parce que réew mi loolu mooy réalité politique ci ku xam lan mooy politique tey rapport de force bi dafa équilibré ci opposition ak pouvoir bari na lu pouvoir bëggoon mënatu koo def parce que yaa ngi ci sa fin règne li nga mënoon sa début règne bi nga xam ne boobu nit ñi bañaguñ la wanaguñ la ginnaaw loolu la neex def mais guddi yii nii am na ñoom boo leen bëggee teg loxo réew mi ngay taal. Imam yaa ngi wax fin règne. waaw fin règne Macky Sall nee na. li ñuy limiter mandat président yi. dafay tax ba yenn projet yu am solo yoo xam ne day jëm ci askan wi duñ ko mën a mataleel. man débat boobu yaakaaroo ne kooku day waajal troisième man mandat. li ma gëm mooy mu ngi ci fin règne am mënta bokk. ah mais li mu wax. mais waaw ku gëm leneen nga wax ko kuy jeexal. waaw ku gëm leneen wax ko. loolu àgg guñ ci débat la boobu àgg guñ ci. man li ma gëm mooy mënta bokk. ñaari mandat am jeex na day dem ku gëm leneen nga wax ko. ku gëm leneen nga défendre ko. Ablaye Wade daal luñ ko mayul gëm naan duñ ko may Macky Sall. très bien ba ko rek man may gis le contraire. d'accord di ñu ñëw imam ci beneen fànn di fàttali mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ne ñu ngi dalal imam Dramé ci seen émission sama réew. ñuy waxtaane wàllu actualité. beneen actualité bi nga xam ne jamono ji muy benn phénomène boo xam ne bëri na ci li muy yàq jikko yi bëri na ci lu mu transformé Sénégal ci wàllu jikko ci wàllu doxalin ci wàllu gis-gis muy réseaux sociaux yi nga xam ne amul benn contrôle réseaux sociaux yooyu nga xam ne ay kàddu yu ñaaw yu ne ay commentaires yu bon yu ne ay saaga yu bon yu ne dañ ko ciy gis ba tax mu attirer attention njiitu réew mi nga xam ne taxawaayam la itam mu daal di alerter ci mbir moom waaye am ay jéego yu mu ci def ànd nga ci taxawaay boobu mu ci def ak réseaux sociaux yi jamono bii ni muy yàqee jikko yi ban jàngat nga ci def. waaw xam nga njiitu réew mi moom loolu responsabilité am la. am réew moom buñ la ko dénkee lépp loo gis ni day yàq jikko yi. c'est important day yàq jikko yi war ngaa jóg def cay pexe pour jikko ya bañ a yàqu. yaa ngi dégg waaye doo ko yemale rek ci benn mbir kese. ngóor jigéen gi mu ngi fi non day yàq jikko yi. ñaata xalifa généraux yi wax nañ ci wala waxuñu ci. est-ce que dégg nga ñu def ci benn jéego. defuñu ci jéego kon nañu généraliser li yàq jikko yi yëpp bañ ko yemale. détournement yi day yàq jikko yi itam. c'est ça mënoo jiite ba